mbokk yi jërë ngeen jëfit ci ànd beeg rajo Futur Média ñu yegg si nag ci seen émission daan corona nu koy defee suba su nekk ci antenne bi li ko dalee altine jàpp ajuma tey mooy daan corona bu mujj bi ci semaine bi nag ñu fas yéene indi waxtaan ñeel mbas mi ak liggéey gi nga xamante ni ñu ngi koy def rek ngir jëlee ko fi ñu tàmbalee waxtaan bi ak ki nga xamante ni moo di Marième Soda Ndiaye soxna si Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax sëñ bi Barthélémy. voilà ñu fàttali ne yow yaay coordonnatrice su Revocap nag ab kuréel la bu nga xamante ni ay volontaires communautaires ñoo ci nekk ñi ngir rek gën a jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnel santé yi ci feebar bi ñu xool rek nan la ñuy def ba mu gën a mucc ayib wala boog sax fexe ba feebar bi génn Sénégal yéen seen liggéey gi est-ce que mën nga ci dellu siwaat ci détail ci lan la wéeru. waaw ma def benn rectificatif bu ndaw rek nekkuma coordonnatrice su Revocap mais damay coordonner pôle sensibilisation organisation bu Revocap Abdourahmane Sow mooy coordonnateur yu Revocap. waaw alors Revocap mooy le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé. donc benn kuréel la ba nga xam ne ñu volontaire ñu di agir ci gox yeeg gox-goxaan yi ngir jàppale personnel de santé bi donc ginnaaw bi ñun ñi ci nekk di ko composé ku nekk mi ngi doon def ay initiative am. donc ñu ne ak ñoom Abdourahmane Sow ak Abou Diallo bu COS M23. daal di rapproché wu si ñun nee nañu xool ñu ñuy liggéeyee ensemble. pour que ñu gën a yokk ñu gën a joxe une réponse efficace ci mbas mi di coronavirus. donc ci loolu depuis le 23 mars ñu ngi constitué wu di liggéey. donc mën naa ne ñu ngi nekk plus de 400 volontaires donc ñeenti téeméeri volontaires yi nga xam ne ñu ngi agir fépp ci Sénégal. donc am nañ lu ñu naan ñeenti pôle bu njëkk nag mooy le pôle scientifique donc pôle boobu noonu xëy na sax mooy valeur ajoutée wu plateforme citoyenne bi nga xam ne teg nañ ko. donc am na ay professeurs agrégés am na ay médecins am na ay socio-anthropologues am na ay inspecteurs de l'éducation am na ay chargés de programme yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ONG yi ñu am beneen pôle bu nekk pôle sensibilisation organisation bi nga xam ne man maa koy coordonner ak les autres volontaires yi nga xam ne ñu am un pôle communication parce que pôle communication boobu li ñuy njëriñool mooy ñu mën di collecter information yi di ko traiter di ko désagréger mais ñu lutter si lépp luy fake news. alors ñu am beneen pôle bi nga xam ne mooy pôle appui conseil orientation pôle appui conseil orientation. donc ay ñoom Alioune Tine ñoom Hélène Tine ñoom Amadou Tidiane Wane ñi nga xam ne ay professeur Ndioro Ndiaye Diofa Sow ñoo ci nekk muy ñoo nga xam ne dañuy xelal ci naka la ñu gën a mën a ñoŋalee suñu réponse naka la ñu gën a mën a engagé suñu ay autorité pour que mbas mi di Covid-19 nga xam ne ñun suñu objectif cëslaayu Revocap mooy lu ñuy def ba apporter une réponse efficace tontu bu efficace. mais jëmale ko ci communauté yi. waaw gis naa ne kon seen kuréel gi daanaka ay boromi xam-xam kese ñoo ci nekk macha allah mais bu mooy sensibilisation bi lan ngeen def concrètement ci loo xam ne peut-être mën ngeen ci teg seen baaraam ne lii def nañu ko jëmee ci autorités yi ngir rek feebar bi xeex bi gën a ñoŋ. alors concrètement def nañ ay activités yu bëri. waane su ma ko mënee tënk def nañ li ñu naan dañu am benn programme bu tudd xeex corona sama gox boo nga xam ne lancé nañ ko depuis le 27 avril donc boobu waxaguñu sax ci riposte communautaire mais ñun dañu ne woon dès le départ xeex bi xeexu communauté yi la ginnaaw bi état bi di joxe une réponse sanitaire ñun si loolu lañ jëlee la balle au rebond di xeex ci communauté yi si lañ tëggee benn programme bu tudd xeex corona sama gox tey concrètement mën nañ ne am nañ ay depuis le 27 avril am nañ des comités locaux xeex corona ci sama gox ñooñu seen rôle mooy lan. mooy alerter mooy lan mooy veiller ci communauté bi ba nga xam ne képp kuy dugg ci communauté bi li ñu naan geste barrière yi daal ko def. donc lépp li ñuy naan suivi ak veille citoyenne bi di nga ko def donc bu ñu jugee ci loolu def nañ une lancé nañ depuis le 27 avril itam benn campagne bu tudd une femme un masque. ñu lancé ko fële ca Pikine Icotaf donc gis nañ ginnaaw bi ñu jugee ci loolu. ministère de la femme sax am na programme bu mel noonu ça veut dire que kon li citoyen yi la autorité bi ñu ngi koy suivre donc xool nañ tamit def nañ ay journée de distribution de kits sanitaires ci fu mel ni Liberté 6 Baraka fu mel ni centre hospitalier bu Abass Ndao nga xam ne jeudi bi mercredi bee passé rek lañ fa jugee. donc dem appuyer personnel sanitaire bi ci lavoi ci eau de javel
ci masque joxe nañ fa lu mat 1000 masques et cetera. maanaam daal ci gàttal yéen a ngi ci terrain bi mais gis naa ne seen activité def nañ journée de désinfection. Cité Bissap tey boo fa demee 185 ménages concession désinfecté nañ ko foo xam ne plus de 6000 personnes ñoo fay yeewoo dugg nañ ci ruqu yeeg ruxaat yi donc ak suñu ay partenaires nga xam ne ma tënk ko rek Revocap xëy na volontariat bi moo ci ëpp waaye ku nekk li nga jot a am muy ressources humaines yi mu xam ne mi ngi koy regorger ci la ñuy sukkandiku pour nga xam ne action yi yëpp ñu ngi koy def ci suba incha allah dinañ lancer benn activité ak waa Garbo maraîcher muy samedi mu nekk activité de sensibilisation ak de distribution de masques et cetera. Donc pour ak démarrer fa aussi ak pôle scientifique bi mooy médecin yi nekk ci biir Revocap pour ñu mën a sensibiliser chauffeurs yi ak usagers yi nga xam ne dañuy ñëw gare boo maraîcher ginnaaw bi trafic bi reprendre il y a une semaine. léegi volontariat ngeen di def koppar yi moom foo leen koy jëlee. waaw nu ma la ko waxee rek jàppal ma jàpp la ku nekk li nga am muy 100 francs muy 1000 francs muy oto bi nga am muy essence bi nga am yëpp lañ dajale tey je peux dire que ni activité yi ñu def yëpp bu ñu dajalee li ñu jot am 1 million de francs CFA la toll yoo xam ne ñun ñoo ko cotiser jëluñu xaalisu état jëluñu benn xaalisu partenaire technique et financier benn partenaire technique lañ am muy observatoire de suivi des indicateurs économiques en Afrique muy OSIDEA mais lépp lu ñu am muy t-shirt yi ñu am ñun ñii suñu biir ñun nga xam ne am na ñu nga xam ne am nañ ay agence de com am na ñu nga xam ne féete nañ ñu fenn ñooy def mais du benn xaalisu état te mun naa la ne tey def nañ lu mat plus de 50 vidéos de sensibilisation avec des leaders communautaires avec d'anciens ministres yoo xam ne c'est suivi sur Facebook li ci gën a yées mooy am nañ 15000 vues si ñu jëlee moyenne bi 15000 vues te tey suñu page Facebook bi nga xam ne créé nañ ko il y a moins de 3 mois am na plus de 5000 personnes am na 350 000 interactions yoo nga xam ne nit ñi dugg nañ xool suñu information yi pôle scientifique joxe concernant l'hydroxychloroquine concernant le port la généralisation du port du masque nga xam ne depuis avril ñun lañ ci nekk di wax. donc c'est pour dire que ne lépp luñ def gis nañ ne autorité régalienne bi moo ngi suivre. ñoo ngi fi mais bu moyee Marième Soda bu moyee yéen sensibilisation bi ngeen def gis naa ne def ngeen ay action yu bari fii ci Ndakaaru yeneen i gox yi moom boo demagu leen ca. waaw dem nañ ci banlieue bi. waaw je veux dire ci région yi maanaam ngeen génn Dakar génnagu leen Ndakaaru. génnuñu Dakar parce que xëy na moyens yi matalewu ko mais je rappelle que ne Revocap am na ay volontaires yu nekk ci Matam yu nga xam ne ña ngi fay def liggéey bu am solo may jàlle sax di nuyuwaale Aminata Gissé dem nañ Diourbel donc am na ku ñu naan Ibrahima Diop mu ngi ñu fa teewal Tamba ku ñu naan Lansana Kanté mi ngi ñu fa teewal. fu nekk daal benn nit ngeen fa am. fu nekk benn nit ngeen fa am. non pour wane ne rek am na ñu ne point focal ba foofu noonu. point focal bi ci gannaawam am na ñeneen ñu. ba pare ci xeex corona sama gox bi. mandat bi ñu am mooy dañuy liggéey ak les maires tey on a travaillé avec plus de 15 maires yoo xam ne ñu ñuy jàppale bu ñu demee foofu dañuy laajte naka la gox bi organiser wu ñun en tant que organisation naka lañ mën a dolli naka la ñu mën a liggéeyandoo ensemble parce que ñun idée de départ bi moo noonu. ci comité xeex corona sama gox yi moo doon koñ bu nekk ñu diviser ko en bloc de quartier en cellule de quartier ñu diviser ko en bloc de 10 maisons donc responsable de bloc yi di alerter la cellule de quartier bi di alerter le chef de quartier bi di alerter suñu personnel sanitaire bi maanaam pôle scientifique bi ba ñu mën a def le traçage communautaire ba ñu mën a apporter une réponse. une réponse communautaire léegi côté obstacle yi parce que sensibilisation moom ku nekk ci terrain bi forcément dina am ay obstacle yooyu jànkonteel yan ak yan ngeen di am faral di gis seeni kanam. waaw xëy na jànkoon problème yi nga xam ne ñu ngi koy man je pense que problème sax amul parce que problème bu am da nga koy transformer en difficulté mais dañu nekk ci ñëpp yemuñu endurance parce que ñu bëri dañ jàppoon ne xeex corona bi affaire de course de vitesse la mais wane na ne course de fond la à chaque fois war nga am benn flexibilité pour réadapter sa stratégie muy benn xëy na problème bi ñuy jànkoonteel mooy manque de moyens parce que suñu groupe bi bëri na ñoo nga xamante ne ay volontaires yoo xam ne étudiants lañ mais dañu gëm ne conscience citoyenne boobu war nañ ko mun a def mooy manque de moyens souvent aussi dafay jafe torop
nga am une autorité boo xam ne dina nekk répondant bien vrai que rencontré nañ ay directeurs yu mel ni COUS docteur Abdoulaye Bousso SNEIPS boo xam ne docteur kii moo koy diriger Ousmane Gueye donc mais li ci gën a jafe daal mooy am autorité yi tey bu ñu sañoon ministère de la santé recevoir ñu wax ko ne ko ñun au delà li ñu xeex bëgg nañ suñu paree ñu am des attestations en bonne et due forme yoo nga xam ne dinañ ko jébbal suñu volontaires yi pour que redevabilité boobu ak ñu mën leen sentiment de gratitude boobu ñu mën leen ko def donc docteur Aloyse par exemple day def ñuy suivre man jot naa benn message am boo xam ne sur LinkedIn ñu ñuy féliciter pour le travail abattu ñu ñuy suivre mais baaxoon na ñu gën ñu ubbil seen ay buntu pour que ñun lu ñu xalaat ci xeex bi ñu gën leen ko mun a yeggee. loolee du ñàkk ministre bi dana ko def ndax xeex moom daanaka li ngeen di def c'est un acte citoyen engagé sa bopp ci xeex bi te xaaroo ci kenn loolu c'est un acte citoyen mais leneen nit mooy est-ce que yaakaar ngeen ne xeex bi résultat yi ngeen ci séntu yéen a ngi kay tàmbalee gis surtout que Sénégal dañu seetlu ne la taxoon la nit ñi doon def ca njëlbéen ba maanaam masque yeeg yeneen yu ko demee constat bi mooy. daanaka am ñu bëri ci ñoom dana ko mujj di bàyyi. waaw xam nga loolu li koy firndeel mooy xëy na dafay am lu ñu naan des résistances citoyennes donc des résistances communautaires. tey fi ñu war a dem mooy ñu def une cartographie ñu xool def benn seetlu boo xam ne lépp luy résistance citoyenne. ñu mun ko am ñun tàmbali nañ liggéey boobu au sein du REVOCAP mooy ñi nga xam ne dañuy takk masque mooy communauté yi nga xam ne ñoom dañoo am résistance yi nga xam ne dañuy feebar bañ a dem faju ji ñooñu ñëpp mooy analyse une bonne analyse des parties prenantes donc loolu je pense que war nañ ko def suñu defee une bonne analyse des parties prenantes boobu noonu dinañu permettre ëllëg si biir ñu xam ban message la ñuy véhiculer au niveau des populations xëy na foofu moo xaw a sooxe wane itam sénégalais bu nekk war na jàpp ne xeex bi xeexam la ndamu Sénégal mooy ndamu bépp citoyen xëy na dem ci hôpitaux yi faju baax na waane bañ a feebar mooy li gën donc je pense que tey fi ñu toll dañu war a accentuer 80% de la riposte sur la sensibilisation def 20% de biomédical parce que am nañ ay personnel sanitaire yoo nga xamante ne am nañ xarañte bi waane xëy na si sooxe mooy le travail à la base mu bañ a yem rek ci discours mu bañ a yem nañ ne jébbal nañ ko xeex bi xeexu communauté mais que cela se traduise par des actions concrètes tey fii bi ñu tàmbalee gis nañ bopp ñu bëri dem nañ ministère de la santé ñooñu war nañ évaluer le travail sur le terrain la moyens ya nga xam ne jotoon nañ leen ko jox fan lañ ko jëmee moyens ñi nga xam ne tamit amuñu benn moyen te ñu ngi def ay résultats ñun tamit je pense que war nañ leen mën a valoriser REVOCAP amul député amul ñun ñëpp dañu am benn conscience amul kii ministre la ñun ñëpp dañu am benn conscience que ne bu Sénégal soxlaa ñun ñëpp dañuy jël suñu égo ñu teg ko fenn beneen bi aussi ma jàpp ne am na ay initiative jeunesse yu bëri yoo nga xam ne am na donc baax na tamit ñu koy fësal di ko jëmmal donc boobu rôle de la presse la donc gën ko fësal parce que xëy na tey REVOCAP ñu ngi def nañ lu mat plus de 20 émissions télé rajo web TV ak suñu personnel de santé ak suñu volontaire ak suñu ay relais donc baax na tamit ñuy def ay série de reportages ci organisation yoo nga xam ne dañuy partir ci zéro mais qui réussissent à faire des résultats. En tout cas ñu ngi leen di féliciter yéen waa REVOCAP xam naa ne liggéey bi ci terrain bi moom taxu ko yombee noonu rawatina boo dee doxal sa bopp ak say moyen bopp waaye engagement bi boo ko amee rek daanaka am nga lépp ñu ngi leen ci féliciter bu baax a baax ndaxte Sénégal moom ñëpp ko bokk ku ci nekk fa nga féetee loo yaakaar ne war nga ko mën a andil sa réew rek ngir feebar bi jóge fi war nga ko mën def jërëjëf effectivement jërëjëf donc ñu ngi leen di gërëm yéen itam bu baax di wax sénégalais yi rek ñu bañ a bàyyeeku fagaru moo gën faju te sàggan nag dina jur musiba waaw jërëjëf loolu lu am solo la ku ci nekk nga def ko sa mbiri bopp Marième Soda Ndiaye ñu ngi lay gërëm nga bokk ci REVOCAP mu di kuréel gu nga xamante ni ay boroomi xam-xam ñoo ko seq di def te yàlla tax xaaruñu ci kenn jël seen alal yu bopp di ko cotiser ndoo su ko defee engagé xeex bi ci terrain bi ci communauté bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen waa REVOCAP dalal keneen bàjjenu gox yi Aji Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. waaw yéen bàjjenu gox yi yéen tamit desu leen gannaaw ba mbir mi tàmbaleeg léegi yéen a ngi si terrain bi. am naa du ñàkk ci sensibilisation bi. yéen xeex bi woyof na ci yéen diis na yan jafe-jafe ngeen faral di am ci terrain bi.
waaw jafe-jafe bi nag gannaaw ba ma leen nuyoo ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy déglu macha allah di leen ziar yéen ñii nii waa RFM. jërëjëf. ñun suñu taxawaay bàjjeni gox yi di leen ziar ñoom it en même temps di leen wax jumaa mubarak. ñoom ñëpp jàmbaar yi fàkk tëdd yooyu. suñu jafe-jafe yomb na am waaye yombul am sax parce que nee naa toujours dañuy wax ne bàjjenu gox fu mu nekk fu ni rek dañ koy miin dañ koy xam. ba tax te comme ñun suñu mbir yëpp sensibilisation la. dugg ci kër wala dajale ay nit yaakaar naa ne loolu suñu koy faral di def toujours xanaa ci feebar bi peut-être la xaw a am tuuti kii rek ndax ku nekk da ngay xaw di moytu ndax mbir mi ni mu tëdde la. xanaa loolu rek la ñuy wax ne rek quelques-unes rek ñu gis leen léeg-léeg ñu xaw a am ku leen di xaw di moytu. ndax comme doxkat la ñu tuddee. kooku da nga koy xaw di moytu. yéen de xam naa ne yéen a ngi fu ne moom. waaw mu ngoog di dem ku ne communauté bi rek ku ne xeex communautaire rek bàjjenu gox yi ngay njëkk a xalaat. day engagé wu bu baax ci biir nit ñi mel ni daal ñoo xamante ne rek dañoo ñeme feebar bi te ñemewuñu ko gaa liggéey bee bindoo noonu. xanaa loolu rek la ñuy faral di gis ku mel noonu. waaye wax dëgg yàlla du lu bëri noonu. du lu bëri pour maa ngi koy wax Marème Soda sànq moo di seetlu bi mooy nit ñi nga xamante ni ñu ci bëri ci ñoom dañoo bañatee sol masque te teewul sensibilisation baa ngi fi dañ dul dégg li ñuy wax wala boog dogal la bu ñu jël rek ci seen bopp. waaw xam nga jamono wala àdduna moo tëddee noonu dafay am nit yu bindoo noonu dañuy gëm wala ñuy ñàkk di gëm seen xel bii danaan gëm. beneen bi naan non lii amut ndax loolu dafay mooy waral xanaa ñu faral di foraatu ñooñu pour ñuy bañ a sol ay masque ndax wax dëgg dëkk boo xam ne masque ya doy nañu yaakaar naa ne kooku pour nga ñàkk koo sol ci yow lay doon. te yaa ngi mais bu amee ku ngeen koo xamante ni da ngeen dajeek moom wala muy kenn di ñaar ñett wala boog sax groupe yan genre discours ngeen koy wax su ko defee mu mun a mesurer un peu conséquences yi. voilà ñun li ñu koy wax mooy rek ne ko xamal ko ne ko vraiment ñun bu ñu sañoon day ñëpp takk masque parce que nee naa leen bu nekkutoon man dama koy faral di wax dama leen ne bu nekkutoon ak coronavirus man dama jàppoon ne sax nit dafa waroon xalaat ne moom dafa war di nëbb bakkanam ak gémmiñam ndax lu bëree ngi ci réew mi di dox te gisoo te nit ñi gisuñu ko muy ànd ci ngelaw li wala muy ànd ci feneen kon jàpp naa ne loolu bu di fekkee ne da ngaa jël sa cër yooyu nëbb leen yaakaar naa lu bëri du la dugg waxatuma laa loo xamante ne nag àdduna ko lu xum ñoo ciy wax ne feebar bi nii lay def naa lay def na la lay def am ñu ciy teg bët am ñu dégg yaakaar naa ne lu mel noonu suñ la waxee ne la yow comme en tant que citoyen yaa ngi ci wala citoyen yaa ngi ci biir dëkk doon kilifa wala doonoo ko wala nga nekk xale say waa kër soxla la ëllëg ñuy yaakaar ci yow yaakaar naa ne war a mun a xalaat ne waruma mun a bokk ci nii nit ñi def parce que ñii dañ may wax pour ñu aar ma kese waaye waxuñu ma leneen ndañu ne naa sol sama masque bi ndax ma mun a aaru ci li nga xamante ne mooy feebar bii di coronavirus wër adduna kuluxum yaakaar naa ne loolu bu nekkoon ne nit ki mën na di xalaate noonu ñun daal dañu naan leen rek lii ñu wax ne moom mooy li nga xam ne mooy mesure barrière yi ñun bëgg nañu wax dëgg yàlla waa Sénégal wala waa fu nekk nit fu nu waay nekk nga respecté li nga xamante ne moo ci nekk booy raxasu bu nit ñi di raxasul su nit ñi di moytu di takk seeni masque takkal sa masque su nit ñi di gàddu tuuti poti gel def ci sa poche wala ci sa pochette wala ci sa saak yaa xam foo ko def ko ca boo gisee loo xamante ne koo xamante ne même sax deful na yow sax yow ci sa bopp en même temps mën nga nekk bàjjenu ko xam nga nekk relais nga waxtaan ak moom ne ko vraiment bu ñu sañoon day masque yi ñu wax dëgg yàlla gannaaw dem nga ba jëndoo ko wala sonnoo ci wala dañ la ko may ne la dañu bëgg rek vraiment nga takk masque bi ndax nga mun a mucc ci feebar parce que yow mii ko def nii ñàkk koo sol kër gu lëmm di ko sol yow soloo ko yaa ngi leen di lor si parce que yow moom ñun jàpp nañ ne yow mi ko nangu la sol yow yaay nar a indi musiba bi te loolu xanaa bàkkaar la sax am déet xam naa ne métti na en tout cas feebar bi lii day reye de ñu ne la lii day reye waaye boo defee nii def nii yàlla mën na def nga mucc ci aar la ci waaw loolu day warul indi xuloo ba ci xeex bi ñun del noonu la ñu jàppoo rek di wax parce que bu dul yow sax nga xalaat sa waa kër vraiment voilà yow mi génn ci biir kër dem bañ a sol masque ña nga bàyyi ca biir kër ga sol nañu képp ku ciy génn ba ci xale ba ci mag mi ba ci ñëpp mère ba ca biir kër ga paa ba ci te waxtaan nañ lu leer la ñu wax ñi nga xam ne ñoo gën a mag sax ci la gën aay ci ñoom
te ñooñu ndeysaan boo leen waxee ne sol leen rek ñoom dañuy sol. parce que ñoom wax dëgg yàlla li nga leen di wax daf leen di doy ndax mag du dëgër bopp. dëgër bopp bi fi ñu koy gis rek mooy ñi xaw a nekk gën a nekk ndaw tuuti ci ñooñu lañ koy gis donc yow moomu di fekk ji ndaw mag bi ci biir kër gi boo aaruwul yow moomu di génn di dox du sotti. te moom mu ngi toog demul fenn. loolu yëpp dañ koy faral di wax. pour bëgg rek fa mu toog de bu ko feebar bi fekk see rek xamal ne am na ku ko fa andi. yow yaa ko andil parce que moom demul yow miy dem nag yaa war a jël say masque takk ba mu dëgër. boo demee fi ngay dem ba ñibbisi rek bu la neexee ci biir kër gi sax nga af parce que du dañu ne rek foo nekk fu ne yaa fay nekk ak sa masque. yaakaar naa loolu tamit nekk na li nga xam ne vraiment ñun bokk na ci li ñuy wax bu baax a baax a baax a baax a baax. d'accord de seen liggéey bi si terrain bi da ngeen ciy faral di ànd ak waa Kër Docteur. waaw ndax poste bu ci nekk mën nañ lool pour nga ànd ak sa ICP ngeen di dem ñi nekk ci district yi la même chose ndax ñoom dañu nekk nit ñu sawar vraiment suñu ICP yi wala suñu sage-femme yi dañuy faral di ànd ak ñun ci biir ci terrain bi vraiment di dox ak ñun ba sonn kay ndax loolu xam nga ci genre encouragement la sax dafay tax ñu gën a sawar di gën a xalaatit ne ñu ngi gis suñu liggéey bu baax ndax suñu médecin chef yi vraiment noonu la ñu nekkee ak ñun di ñu gërëm heure bu nekk di ñu sant te population bi la même chose ñu ngi dégg suñu bopp ci ñoom. wax dëgg yàlla waaw. en tout cas yéen tamit jërë ngeen jëf macha allah yéen bàjjenu gox yi. ñu bàyyi la aji Ndiaye jërëjëf ci disponibilité bi kontaan naa ci yéen bu baax a baax macha allah. jërëjëf Sénégal it kontaan na ci bàjjenu gox yi ndax ku ne dégg na li ñuy def ci terrain bi ci communauté bi mu def liggéey bu am solo rawatina ci jamono ji nga xamante ni dañoo soxla bàjjenu gox yi ndax ñoom ñu ngi fu nekk ci gox yeeg goxaat yi fu dëkk gën a sore boo fa laajtee kan moo fi bàjjenu gox daanaka ñoom ñëppay taxaw. sawar lool ci liggéey bi nag macha allah ñu ngi leen ci félicité bu baax a baax suñu yaay yooyu gërëm it waa Revocap ci engagement bi nga xamante ni amee nañ ko mbir mi nii la ndaxte xeex bi moom xeexu ñëpp la war a doon nañu booloo xeex ngir liy jóge Sénégal yaakaar naa ku nekk ci war a sawar su ko defee ñu delluwaat nañu nekkee woon ku nekk delluwaat ci sa activité ci sa coobare bopp te doo nekk fii di soli masque ak it di daw sa morom yooyu yëpp daal ngir mu am nag faw ñu respecté digley Kër Docteur def leen nii ak sol leen masque sorewante leen raxas leen loxo yi diwu leen gel alcoolique bu ngeen amul ndox bu ngeen raxasoo yooyu yëpp yaakaar naa doonut lu jafe ku nekk war na ko def ca fa mu nekk ba tax na daal ñu ciy ñaaxaat nit ñi rek ci mesure barrières yi lu am solo la su ko defee ñu mën a mucc ci feebar bi. Aliou Ba yaakaar naa dañuy wéy ci beneen ponk ci weccoo xalaat kàddu la yu ñu ubbil askan wi ñu mën a woote jox ñu seen xalaat ci feebar bi tolluwaayu xeex beeg yeneen yu ko demee masque yi nga xamante ni seetlu nañ ne ña koy solati léegi sax bareetuñu donte am na ñu koy sol ba léegi nag ñu leen ci encouragé ña ko solatul itam bu ye boo xam ne Aji Ndiaye di bàjjenu gox mu ngi koy wax sànq mën na am ay conséquences ndax yow miy génn di xale. yaakaar ne xëy na doo amee feebar bi bu ñaanuma ko yàlla boo ko jëlee andi sa waa kër coono nga leen di andil donc baax na ñu sol masque su ko defee ñu gën a moytandiku feebar bi Mballo Dia Thiam waroon nañ ko woo sax moom mu ngi ci ligne bi Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu monsieur Thiam. maa ngi lay fay Barthélémy. waaw yow nga jiite syndicat ay liggéeykat waa Kër Docteur. li ma laaj bu njëkk bi ma lay njëkk a laaj rek mooy situation personnel soignant bi daanaka ñu ci bëri ci ñoom feebar bi laal na leen muy loo nga xamante ne yàgg ngeen di artu di sàkku rek ñu gën leen a aar loolu noo koy mën a waxee ban message ngay defaat rek jëmee ci autorité yi. waaw bon di leen nuyu di nuyu ñi ñuy déglu ñëpp di leen féliciter ci liggéey bi ngeen def yéen tamit di joxe xabaar yi di ñaax ñëpp. wante nag comme ni nga ko waxee rek dañ koy dëggal ni ñun balaa feebar bi di ñëw fii au mois de février comme ni nga ko waxee boobu temps feebar bi ñëwagul fii la ñuy wax ni de jóg leen parce que feebar bi bu ñëwee personnel santé bi moo ci gën a loru. ak njabootam parce que bu ñu laalee benn personnel rek laal nañu sax structure bi parce que généralement bu ñu laalee personnel dañuy def quarantaine structure bi yëpp. famille am aussi ñëw quarantaine ko ba pare ñoom tamit dañuy joxe feebar bi ñeneen. alors te loolu sax mën na am ay conséquences ci maladie ñu war a faj.
voilà mu ngoog yow kuy faj ba pare boo feebaree da ngay wàll non seulement yow dootoo mën a liggéey sa waa kër du mën a liggéey mais aussi ku la jege tamit da nga koy wàll tamit donc loolu moo xewoon ci Ebola ak yu mel noonu bon ba tax na nag ñun yàgg nañ araftu loolu nag li ñu mën nag mooy araftu à chaque fois nag dañ naan ni bon ñu ngi defar c'est vrai am na ay jéego yu ñu def mais jéego yi dafa néew par rapport ak soxla bi bis bu ne ñu wax ko parce que demoon nañu ba ni am na benn avion bu waroon dem Chine ñëw indi ay équipement ñëw nañu am na équipement aussi yu directeur de cabinet bi wane woon fii ci télé bi wane ni moom indi na équipement yi mais bañ ko séddalee daanaka matul li mu war a mën a mat ba am na sax collectivité territoriale yi nga xam ne xëy ñoom ñoo si doon jàpp mais ñoom buñ ci jàppul woon donc dina gën a ñaaw li am solo nag ñoom ñun dañuy défendre ay travailleurs di défendre système bi yëpp li ñu bëgg daal mooy gouvernement bi surtout que fu mu nekk nii rek la gën a garaaw ndax fu mu nekk nii comme que cas communautaire yi ñu ngi multiplier wu tax moo fu ñuy jógee te docteur moom ku ko fëgg donc war na la ubbil war na la seet war na la saytu mais boo amul thermoflash amuloo matériel boo ko seetee donc yaa ngi risqué te mënoo ko ñàkk saytu léegi nag Barthélemy li ma ci yokk nag mooy léegi sibiru bi léegi mu commencé ñëw daal ci jamono yi nawet la ñu ne jamono nawet baa ngi ñëw voilà sibiru dafa nuroo ak grippe xaw a nuroo aussi ak feebar bi mbas mi la donc te képp di nga gis ay mag yoo xam ne seen yaram dana tàng ñu ragal a dem pour ñu bañ a foog ni dañ leen di wax ni Covid lañ am ak yu mel noonu tey la nag matuwaay yi gën a war a mën a bari pour que nit ñi war a mën a jox leen ay jumtuwaay pour ay test rapide ak yu mel noonu même loolu sax ci matériel ci protection bi la bokk pour nga mën a xam ndax ki nga yor am na wala amul il faut que ñu jéem a donc dolli jéem am naa ne ñaan rek feebar bi gaaw fi jóge balaay nawet bi sibiru bi di tàmbali ndaxte sibiru bi moom doo mun a def différence bi ndax sibiru la wala bokk coronavirus voilà mi ngi noonu donc nawet bi bu ñëwee day gën a compliqué mbir mi donc ñun yàgg nañu araftu ñun nag lu ñu mën mooy nekkuñu ci place de décision li ñu mën daal mooy ñun mënuñoo ñàkk dem waaye nag jox lañu ay jumtuwaay parce que soldat buy xeex nekk ci guerre di xeexal lu mel microbe bu mel noonu da nga ko jox ay munitions ay armes yi nag dul dara mooy matériel de protection bi rek nga aar ko aar structure bi aar population yi. d'accord bokk na ci structure de santé yi ci jamono ji poste de santé yi yaakaar naa du ñàkk dégg nga ko sax si suñu xibaar yi weesu ñoom it sonn nañ lool te ñoom poste de santé yi lu am solo la ci gox yeeg goxaati ndax ñoo nekk ci bërëb yi gën a reculé ci Sénégal waaye ñu ci bëri ci ñoom daanaka dañoo sëngeem ndax gisatuñu malade amatuñu recette problème yaa ngi nii dépense yi taxaw loolu metti na. loolu moom yàgg nañ bay suñu waar dégg nga 2018 yëpp ànd gësam def na 17 plan d'action yi li ci bokkoon mooy dette hospitalière ak dette CMU ci la bokkoon bon ak CDS yi nga xam ni dañoo changé comité de santé te personnel communautaire bi ñu daan am ak ACASD daan am ba 40% ci recettes yi te 40% yi sax Barthélemy bu ko gis ay 40 bi la ki 30 000 bu ñu demee ba ñu am ay 20% mu nekk ay 20 000 ak 15 000 francs pour père de famille mère de famille bu fay nekk di fa yendu te actuellement nii ñoom ñoo yor xeex bi les communautaires la même xaalis bi ñu leen doon jox sax si Covid bi joxuñu leen war leen joxuñu leen kenn gën leen soxla kit alimentaire ak kit d'hygiène dañ leen fàtte te léegi bataille communautaire la ñoo ko war a mëne léegi nag bu mbas mi ñëwee ñu bari nag ñëwatuñu hôpital ñëwatuñu poste de santé ñëwatuñu centre de santé te fonds de dotation yi ñëwul gouvernement bi fayul bor yi mais fu ñu jëm donc loolu day gën a compliqué ni problème alimentaire bi di posé wu nit ñi ci confinement bi noonu la problème yooyu amee actuellement ci structure yi te gouvernement bi war na xoolaat boppam parce que mënoon ni damay mobiliser 1000 milliards ba noppi pour la santé des populations te structures yi ba pare di jooy ci bor boo leen ameel du loolu sax loolu la war a may mais bor boo leen ameel ak texte yoo xam ne war nga ko mën a changer ci contexte bi pour que ñu gën a jël santé comme priorité mu mës a nekk ñun dañ ci mës a bay suñu waar ñu nag lu ñu mën mooy wax leen rek lii ngeen war a def bu ñu defee baax na bu ñu deful aussi nous sommes obligés parce que ay soldats la ñu xam nañu xel ni war nañu dee ci guerre wante nag booy dee ci guerre day fekk nga yor sa fital nga dee ak sa fital mais di dee ci guerre te yoroo fital kooku day xaw a doy waar jërëjëf Mballo Dia Thiam nu ngi lay gërëm voilà message la jëmee ci autorité yi it naka noonu ñoom it ñu ngi ci def ay jéego gaa nag moom wax na ko waaye des na ñu gën a toppatoo rek personnel soignant bi lu am solo na ndaxte ñoom ñoo jiitu ci xeex bi ku feebar ci ñoom nga jëm donc baax na aar gi war ñu aar leen ci jërëjëf Mballo Dia Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm ñu yegsi ci ponk nag ci ponk bu mujj bi di weccoo xalaat kaddu la yu ñu ubbil askan wi ngir rek ñoom it ñu yegsi si ligne bi am na kenn Matar Samb Aliou Ba di dem na jébbal léegi yi Matar Samb salaamaaleykum.
asalaamaaleykum Barthélémy. maaleykum salaam kooku. Boubacar Diarra Kees. Boubacar waaw nu ngi lay nuyu waa Thiès. Barthélémy ñoo ngi lay ziar bu baax. jërëjëf ñu ngi delloo ziar. di nuyu ñëpp ñu nga xamante ne bàjjenu goxu Sénégal yi. ndax bàjjenu gox yi ku leen xool seen liggéey ak lu nga xamante ne ñoo ngi koy wàcc ci terrain bi seen moyen ak seen ngëm nga xamante ne ñi jar na ngaa félicité jar na ngaa jàppale. et soo même Touba soo fa demee da ngay gis bàjjenu gox yi ñoo ngi lijjanti sëy yi ñoo ngi lijjanti xale yi pour ñu dem hôpital ñoo ngi lijjanti même ñu nga xamante ñoo seen yaay pour ñu topp seen di ci nuyu Alima Koné ak El Hadj ak Bousso xam nga liggéey bi rajo bi lu muy liggéey Barthélémy dafa rafet. tey sa émission bi ñu nga xamante ne ñoom nga jël ñëpp tey jii askan bi seen xel yi ñëweeku na te xam nañ ne tey jii ñoom ñoo ngi taxaw askan bi di jàppale askan bi. mais fu may daanalee mooy maa ngi nuyu Birame Faye mooy ku nga xamante ne mooy directeur u ASP yi ci liggéey bu rafet bi muy def ci ASP yi. d'accord mais moom maa ngi koy ñaan mu jàppale ASP yi parce que ASP yi dañaa nekk ay ndaw ñoo xamante ne si askan bi la ñu bokk. dem porté wu volontaire ñëw di liggéey ngir askan bi. kon moom directeur Birame Faye maa ngi koy wax ne que ASP yi am nañu ay jafe-jafe yoo xamante ne amaanaa moom yëkku ko. ndax tey jii su lu ñuy am mu néew ak mu bëri suñu demee ba tey jii si ay difficulté dinañ koy dagg ci ay mbir yoo xamante ne doy la waar te ñoom ku xool xam ne tey jii ay njaboot lañu yor nañ seen njaboot yor nañ seen soxna ak seen lépp ak seen kër ak location nu mu nekkee ci lu ñuy fayoo ko tey jii su leen ci bëggee dagg tey jii dañuy andi jafe-jafe ci kër yi. kon maa ngi ñaan Birame Faye mu jàppale ASP yi wàcc sur le terrain waxtaan ak ñoom xam seen jafe-jafe pour mun leen cee jàppale. asalaamaaleykum rahmatulah maa ngi nuyu docteur Ndiaye. jërëjëf Boubacar Diarra 88 628 14 14 Matar keneen bu yegsee ñu jël ko ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. Barthélémy Ngom. waaw. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar kooku. man ndekki nga ba pare ngomeen yi moom comme mburu la ñuy kii. man day café rek laay naan. ak mburu. waaw mburu mi bokkul café rek laay naan kilo mburu bu ñu wàññi njëgu 10 francs mbaadu. Jibril Sène la yow Jibril waaw Sène. ñu ngi lay ziar bu baax Barthélémy waa ndax neex képp a ngi lay nuyu ak waa Bawol. nuyul ma ñëpp waaw Sène. di rafetlu encore une fois de plus liggéey bi. wax dëgg yàlla média bi mi ngi bay waaram ci pandémie beeg yi fi jaar yëpp vraiment. lii lañ soxla ci média très sincèrement yéen a ngi koy jëfe di leen ci sant di leen ci gërëm. Barthélémy. man de je viens tout récemment démb laa jógee ci zone ay Kaffrine Kaolack Koungheul ainsi de suite àll boobu. ku ma dajal nga takkoo masque dinaa taxaw laaj la lu tax waa sëñ bi xanaa yëgoo affaire bi masque bi nangam. mais Barthélémy yàlla mi ma tiim xam na ne am na ñoo xamante ni soo leen waxee lu tax takkuñu masque njëg gi la ñuy wax ne amuñu ko. am na ñu sonn ci àll bi. njëg gi lañ la wax parce que masque biomédicaux bii ñuy wax nii boo demee pharmacie téeméer lañ la koy jaayee. te masque boobu dañ ne la 3 heures de temps wala 4 heures de temps. sama classe gi sax toute une journée lañ koy takk. waaw mais am na masque yoo xam ne. am na masque yi ñaw la booboo gën a yomb boobu kay 200 300. waaw moom la wax 300 lañ koy jaay ci àll bi boo ci amee ñaar sol bii bu tilimee nga jël beneen ba. waaw falaa jëm boobu 300 lañ koy jaay ci àll bi. mais 300 dina toll benn moment nii ak waajum nawet beeg coono bi àll bi nekkee mais dañ naa la 300 francs yooyu mën na jël ñaari kilo mburu wala nangam. donc man li may jàpp mooy état 1000 milliards yi nga xam ne dañ ko laaj pour pandémie bi nañ ci jënd ay masque même bu dul masque biomédicaux yi. masque tissu yooyu nga xam ne dañ koy fóot passé ko. nañ ci jënd yu doy distribuer ko askan wi ci àll bi. ak ci état mën na ko def te am na it ñi nga xamante ne am nañu. ak bonne volonté yi nga xam ne yor nañ alal ci mën ko may na leen ci tuuti damay gis ñu ci bëri. dañuy defarlu ay masque yóbbu seen dëkk. voilà am na ñu koy def vraiment di leen féliciter. mais quand même lu rafet la waaw. na ci état taxaw bu ko defee. ñu génn nag daan yi teg parce que nag état ubbi na yoon yi ubbi na yëpp parce que ñun as population bi ñoo taxawoon di ko ñaan. d'accord mais feebar bi mi ngi fi demagut. te feebar bi nee nañ masque mën na la ci musal. fajoo 300 mbaa téeméer parce que mooy masque bi. je pense que moo gën dem tëdd fële. kon bu boobaa bu état defee loolu ba pare nag na taxaw teg ay daanam ku takkul masque fay temps wala ku takkul masque ñu yóbbu la garde à vue. fay temps donc parce que def na li mu war a def jël na alal ji nga xam ne moom lañ jëloon ci askan wi delloowaat ko askan wi ci côté masque yeeg yooyu bu ko defee ñu mën ko utiliser. beneen bi aussi ne état bàyyi xel ne dund bi ba léegi àll baa ngi koy laaj.
d'accord ba léegi dund bi Barthélemy àggagut te nit ñi sonn nañ te ci nawet lañ jëm nañ bàyyi xel aussi nawet bi parce que buñ ko sàgganee rek ci xiif lañ jëm parce que nawet bi dugub jéeg gerte geeg ñebbe jéeg yooyu waaw gars yi sant ngom ak yooyu dañ ko yittewoo lool après nawet bi parce que moom la ñuy dunde ñun ñi jóge kaw ga de ñun ñi jóge kaw ga de xam nañu jamono ji bu jotee moom nu muy méttee foofu ca kaw ga jeex na tàkk man ñi di wax ak yow kaw bu mag laa jërëjëf Djibril Sène xaar keneen Matar ci ligne bi ci 88 628 14 14 ci weccoo xalaat di ponk bu mujj bu ci daan corona bu amee keneen Matar am na keneen salaamaaleykum allo salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah kooku. Barthélemy. waaw. Ibrahima Jong Gazo. Ibrahima Jong Gazo na ngeen def. Jong maa ngi lay ziar bu baax Barthélemy. ñu ngi delloo ziar waaw. di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew Sénégal. amiin. di ñaanal xalifatal muslimin. Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg te gën a wér. amiin amiin. di ñaanal mbooleem xalifa bu lislaam ak adduna bi yëpp. amiin. di ñaanal le président Macky Sall liggéeyam bi yàlla na àddoog jàmm. amiin. ba li mu bëgg ci réewum Sénégal yàlla defal ko ak mboolem jawriñ ñi koy jàppale. amiin. Barthélemy. dafa am loo xamante ni nit ki bu ko xamulee rek comme li yonente bi wax man laa yaarifu nafsuhu laa yaarifu waajibuhu nit ki boo xamul boppam du xam li ko war. xam nga le port de masque la. fekkee nit ki yow danni la na nga takka masque bi pour nangam gars yi nanu leeral aussi ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu paj moomu. fekkee na masque est-ce que mën nan ko loolu da nga ma koy laaj professeur Ndiaye ñoom ak ñi nga xam ni ñoom Aloyse ak ñeneen ñi. di wax ni fekkee ni yow da nga nekk ci mbooloo war nga ko mën a takk. fekkee nekkoo ci mbooloo mën nga ko dugal sa poste teg fekkee yow rek yaa nekk mën nga ko teg mais fekkee da ngay wax ak nit ci kaw takkal ndax affaire bi ngelaw leeg ak choli yeeg ak yi génn. donc ba fag ni yooyu war nañ ko mën a gën a leeral nit ñi beneen bi moo di Barthélemy. dégg naa fi au niveau du Sénégal masque yi kay jong waaw masque yi kay yaakaar naa ne ñi ba ñu dalee def daan corona ba léegi. waaw. docteur yi fiy jaar yëpp professeurs yi li ñu waroon wax ci masque yi yëpp yaakaar naa ne li bu ñu waxul léppit la ca des waaw dëgg la moo tax ma ni xale mais ñi xamul seen bopp. ñoom ñooy def loolu léegi nag mesures yi nga xam ne jël nañ ko nan ka teg ci yoon parce que nit ki sénégalais. dafa war a xam boppam fekkee ni lii day loraale day lor yow nga war a ñëw taxaw takk sa masque ñëw man fekkee ku takkul masque man du wax ak man dama lay puus na lee daan na la c'est bon nga ne ma loo may dawee sama yoon nekku ci. beneen bi moo di lampe néon yi ñuy wax am na benn médecin benn docteur bu ma doon waxtaanal démb nee na lampe néon ultraviolet yi mi ngi Sénégal te yooyu moom moo faj Chine est-ce que da nga ma laajal professeur est-ce que lampe yooyu disponible Sénégal wala est-ce que day faj ndax nee na sur 39 mètres carrés. day stériliser toute la maison wala sa bureau wala faneen nee na boo dindee sa lampe néon bi def si lampe néon ultraviolet bi day maanaam rey coronavirus bi loolu bëgg naa ci am lu leer nañ et di ñaanal bu baax Abdou Karim Fofana ministre ndaxte mi ngi dem liggéey bu am solo fii ci Dakar di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale moom ñi koy àndal ñëpp di ñaanal le président Sall di ñaanal Abdoulaye xalif yi yëpp yàlla faj si ne aajo teggi tiisi saabara jàng mosoon ci balaa bi amin jërëjëf Ibrahima Jong Gazo nu ngi koy gërëm laaj bi mu laaj mu dim mbirum lampe néon ultraviolet yooyu am naa docteur yi du ñàkk danañ ci ñëwaat fi lekk semaine bii di ñëw ak Alaaji Assane diggante lundi ak mardi bu ma paree rek xaw ma ndax mu ngi déglu moom Alaaji Assane am déet waaye dinaa ko woo jébbal ko laaj bi comme ça bu dalalee professeurs yi rek mën leen ko laaj salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Barthélemy. waaw kooku. waaw maa ngi lay nuyu lu bari Mamadou Medor. ñu ngi lay nuyu Medor waaw di leen jaajëfal bu baax a baax groupe Futurs Médias vraiment seen taxawaay ci ànd daan corona vraiment. d'accord. su dalee ci kaw mu Youssou Ndour ba ci suuf yëpp. Youssou Ndour moom mention spéciale bi ci taxawu askan wi la daal di ko jaajëfal bu baax. waaw waaye man li nga xam dama ko ciy wax muy corona bi dama ne. nit ñi nañu gën a fagaru ndax corona bi feebar bi ku ne xam na ne dem bi ak dikk bi moom moo koy indi. ndax feebar dañu ko daan dégg siin rek mu dem ba egsi fii ba tax na daal wax dëgg yàlla nañu déglu digle docteur lépp lu nga xamante ne état bi jël na matuwaay di ko ci dox di ko ci wax. dañ ci war a ànd respecté wax dëgg yàlla mesures yi parce que loolu mooy dëgg mais bu ñu toogee na feebar bi alors bàyyi nañ dem bi ak dikk bi rek. déedéet foog ñu respecté affaire yi. parce que gis nga policiers yi ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def seen liggéey nu mu waree. nu mu waree ci ministre de l'intérieur parce que masque yi fokk ñu koy jëfandikoo ku ko ci jëfandikoo bu ñu la ci jàppee tamit yow yaa koy yëg waaye nag bu fekkee ne feebar dañuy ñàkk respecté. dañ ñàkk respecté wax dëgg yàlla mesures yi
loolu dafa indi problème bu nga xamante ne bi mën na gën a indi yokkute pour feebar bi gën ci yàgg ñu bëgg na feebar bi gën ci jógee fokk ñu jëfandikoo masque di soriwante waaye képp ku nga xam da nga jël responsabilité dajale mbooloo yi problème bu fa am tamit yaa ko indi ak koo mën a doon nag noo mënta doon parce que loolu dafa nekk lu nga xamante ni bi parce que man damay remercier église bi tamit ñoom respecté nañ wax dëgg yàlla pour moytandiku feebar bi ndax feebar bi ku ne xam na ne moom nekk na lu nga xam ne mi ngi fi waaye nag nañu gën di jàpp pour fexe feebar bi jóge muy association yi muy ASC yi muy daayira yi regroupement yi yëpp rawatina sëfoor si tamit ñoom ñi xam ne oto yi dañuy ñëw ci garage yi dama ko dig mais nañu respecté képp ku nga xam ne respecté wul mesures yi buñ ko yëpp amul nii laa toll ak naa laa toll nañu moytandiku di remercier baax ministre de la santé taxawaay bi président de la république moom saa su ne mi ngi wax ak jawriñam yi ministre yi na leen taxaw leen feebar bi mu gaaw jóge fi président moom dañ koy jaajëfal bu baax jërëjëf Médor Matar ñu xaar kenn ku mujj ci ligne bi benn auditeur bu mujj jox ma kenn laata ñuy yëkkati 88 628 14 14 am na ku ñëw salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Barthélémy Ngom man la madame Thiam. madame Thiam waaw. je suis sage-femme d'État di yëngu ci secteur privé médical. madame Thiam na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. yàlla sant yàgg. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. jërëjëf Thiam. rafetlu vraiment seen jotaay yi. jërëjëf. waaw man nag dafa am lu ma bëggoon wax rek. parce que ñun dañu nekk ci secteur privé médical. di liggéey. te boo seetee plus de 60% du corps médical. maanaam structure médicale lépp privé la. waaw mais dañuy xool ne ñun dañuy nekk wàll woo xam ne souvent dañuy fàtte. duñu fàtte sur le plan technique parce que suñu directrice mi ngi def lu mu mën madame Henriette Diop pour jàppale ñu. jàppale leen waaw. mais ñun dañ di ay jigéen. waroon na nekk ci état di liggéey. liggéeyuñ ci état ñu góorgóorlu ba taxawal suñu structure nekk ay chef d'entreprise. mais dañu gis ne bu ñuy jàppale chef d'entreprise yi du ñuy jàppale. surtout nag may interpeller le ministre de la femme. parce que moom su fekkente ne ñoom dañuy dimbale ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu yëpp ci liggéey di liggéey maanaam pour koom-koomu réew mi. ñun ñii nekk secteur médical privé dañ ñoo war a jàppale. boo seetee tey bi mbas mi ñëwee sax ñi nga xam ne ay dentiste lañu ay ophtalmo ñoom ñëpp dañu tëjoon seen structure. parce que dañu bañoon feebar bi yàq wàll leen. mais biñu demee ba ci kanam. xam naa feebar bi de ak nu muy wàllante ñu ne la si gémmiñ ak yooyu moom xam naa ne mbirum bëñ moom dootuñ fa mën a toog di ko lijjanti. voilà mais dañu mujj ubbiwaat. parce que loyer bi day tegu seen kaw. seen dund kër day tegu seen kaw loolu lépp dafay tegu seen kaw. moo tax dañu mujj ubbiwaat di jànkonte ak loolu. ñun nag dañu nekk ay nit ñoo xam ne du ñuy bëri di wax ndax dañu waatoon ne dañuy liggéey pour suñu askan. waaye nag di liggéey sa askan tamit askan wi ñun ci lañ bokk. kon nag war nañ suñuy jàppale nit ñi ñu jàppale ñu. ñun waxuñu sax ay ñu ñuy jàppale ci xaalisu Covid wala leneen mais bu ñuy financer jigéen ñi bu DER di financer wala jigéen ñi ministre de la femme di financer wala entrepreneuriat di financer. defe naa ne war nañ leen ci boole. en tant que secteur médical. d'accord. waaw daal loolu laa amoon loo xamante ne lii dama koy jooytu. di gërëm nag le ministre de la santé ak suñu directrice madame Henriette Diop wax dëgg yàlla. ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy ñu ngi ciy boole. waaye sur le plan finance moom dañuy fàtte may interpeller le président de la république. di interpeller le ministre de la femme. d'accord jërëjëf madame Thiam yaakaar naa xëy na autorités yi tamit daañu ko dégg ndaxte privé médical bi également lu am solo la ndegam ñëpp mënuñu dem ci public bi te public seen réew moom munoo dem ñaar yooyu ñooy ànd mu di public ak privé su ko defee yëf yi gën a ñoŋ xam naa ne ñu gën leen a bàyyi xel ñoom ñi nekk ci privé médical bi dina tax mbir mi it gën a tege ci yoon mbokk yi jërë ngeen jëf waxtu bi dab nañu xuuf naa sax ci temps wu xalaas may jéggalu Ndoye Bane Mamadou Mohamed Ndiaye ak Passepartout ñu ciy jéggalu bu baax ci li ñu jël seen temps mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax dellu di leen soññati rek ngeen respecté mesure barrières yi takk masque dandante raxas loxo yi jël gel hydroalcoolique na ci ñëpp def ku nekk na ko def mbiri boppam su ko defee feebar bi mun fa jóge ndaxte buñ la nee defal lii nga mucc xëy na loolu warta compliqué na ko ku nekk daal def mbiri boppam ñaan yàlla nag mu jëlee fi feebar bi ni mu gën a gaawee gërëm mboolem ñi ma seqaloon waxtaan bi Mariama Soda Ndiaye bu Revo Cap Aji Ndiaye